Touba FM ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di rafetlu ànd ngeen ànd ak ñun ci seen site internet Refane TV di suivre émission yi comme ni ñu leen ko waxee woon nag jamono yi ci ginnaaw yàlla dogal na am nañu occasion bi tey ñu ngi fii ci kër président Asiat mu nekk coordinateur parti Rewmi ñu seet si woon ko bëgg na waxtaan ak moom ci campagne bi nga xam ne ñu ngi ciy waaj a soobu di ñaan suñu borom dugal ci bismillahi rahmaani rahim ñu gën ci alhamdulillahi rabbil alamina te yàlla defal ñu ci ñu gën ci ñun gën ci suñu réew bu loolu weesoo Asiat yow ñu ngi lay nuyu la siyaare di wax ne waa Refane TV aussi ñoo ñëwoon ci yow bëgg na waxtaan ak yow rek ci nga xam ne liggéey bi nga xam ne soobu nga ci depuis ay ati at suñu borom dogal tey sa candidat muy président Idrissa Seck bokk ci ñi nga xam ne dañoo war a bokk ci campagne bi nga xam ne mooy élection présidentielle 2019 yi donc Refane nag bu ñu xoolee ni mu tëddee ci wàllu politique bi di ñu toll gis nañ ne bu dul candidat sortant bi Idrissa Seck moo fi gën a taxaw moom moo fi nekk candidat yi nga xam ne aussi moom la waa Refane gën a reconnaître parce que 5 candidats yi xam ne moo am ci carte bi suñu jàppee ku mel ni Ousmane Sonko peut-être moom xëy na waa Refane ñu ñu ko bu baax Issa Sall aussi noonu à part président Macky Sall moom nañu Idrissa Seck tey nekk na ci xelu Refane bu baax a baax loolu nag li ko war a mooy liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a koy liggéey fii ci Refane ci parti Rewmi loolu tàgg moo ñu poussé tey bu ñu ñëw ci yow bëgg na waxtaan ak yow ñu bay la rek mën na yow ko mbokki Refane rawatina site internet di Refane TV ñu doog a soobu ci waxtaan bi. Auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim mbokki Refane TV d'abord maa ngi leen di nuyu leen ziar di nuyu également waa Refane ñëpp amul góor amul jigéen ñëpp laa boole nuyu mag ak ndaw di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi man may le coordinateur du parti Rewmi fii ci Refane di Asiat bon ñu gën ma xam ci biir kayit yi seen yàdd waaw maa ngi jàngee fii ci Refane dafa fi CI bo CM2 dem Casamance dafa fa 6e ba terminal dem université def fa 5 ans ma maison maîtrise dem Casamance jàngale bu ñu ko waat nekk nangal ma dem ndondol dem Mbacké fi ma nekk nii donc di ko xam ne ku miin na région du Louga laa ma demoon tey nangal ma nga xam ne effectivement dëkk naa fa dem ndondol noonu la Mbacké bi def 2 ans également effectivement bu fa demee xam ne kii fi la bokk donc maa ngi rafetlu bu baax a baax seen teewaay fii li nga xam ne ñu ngi waaj muy campagne présidentielle yi nga xam ne ñu ngi commencé suba incha allah ñoo ngi ñaan rek ñu bismillahi rahmaani rahim gën ci alhamdulillahi rabbil alamin di ñaan yàlla lépp nekk ci jàmm di ñaan yàlla également communication bi ñuy def waa Refane gis seen bopp te incha allah rabbi noonu lay dem ça sera l'occasion également pour ma wan leen sama programme président Idrissa Seck firndeel effectivement que ni programme yi wax yépp 5 candidats yi moom programme moo ci gën a taxaw moo ci gën a tënku te également moo ci gën a mën a gaaw a yóbbu Sénégal ci développement maanaam naataange donc maa ngi lay xaar ci question yi. loo xam ne Asiat kañ la soobu ci politique. waaw maa ngi nuyu bu baax a baax di sant encore politique maa ngi ci dugg ay 2010 la commencé fës ci biir parti Rewmi bon bu ñëwee politique nag ci ni ko Aristote borom xam-xam ba nekk Grèce tuddee mooy que ni nga mën a def ba sa am dëkk avancé loolu yaakaar naa ba mu commencé ay années 97 96 laa commencé yëngatu ci mouvement associatif yi pour sama réew avancé ay années 2002 2003 ba léegi maa ngi ci mouvement développement ADER yaakaar naa bu ku laajte à xam nañu ma loolu lépp forme de politique la donc maintenant ba duggee ci parti politique rek pour jéem a teg pouvoir pour maanaam Refane avancer à vrai dire c'est en 2010 2011. waaw c'est la nekk ci parti Rewmi la wala mosuma nekk ci benn parti bu parti Rewmi maa ngi woon M6 nekk sympathisant bi 2007 effectivement j'avais voté pour le président Idrissa boobu maa ngi woon Casamance bon konto amoon temps ko ci terrain bi
maintenant à partir de 2010 bu ma jógee foofu ñëw nag ci laa commencé investir bu côté politique loolu ñëpp xam na ci daal. ndax yaa président Idrissa Seck yéen a ngi saafowante par téléphone soit par jàkkaarloo di waxtaan. waaw effectivement ñoo ngi jokkoo quelques fois. ñoo ngi jokkoo saa yu nag amee benn problème bu urgent. ci biir Réfane. wala boobu mu am benn affaire bu urgent. ci biir Sénégal. à chaque fois damay woote dama ko woo téléphone. ne ko attention ci communication bi nii ak nii boo ko defee dina baax. kon mooy coow mu amee Réfane sax. à chaque fois da koy alerté. ne ko lii de mu ngi am suñu réew. te vraiment neexuñu. suñu sañoon nii ak nii lay demee. lu tax sa choix nga def ko ci Idrissa Seck te leader yu bari Sénégal. nga jël choix bi def ko ci Idrissa Seck seulement. maa ngi sant bu baax maanaam li ma différencier ak yeneen politiciens yi mooy que ni man du ma xool jëmi doomu aadama ci politique. mais nekk sa biir xool ak sa biir xew da koy doxe noonu laa jàppe nit noonu la lay mayee te président Idrissa di koo xam ne nii très franchement kenn la wala boog ñi mel ni moom bëriwul maa ngi koy suivre depuis 2004 depuis mu amee jafe-jafe ba tey dégg si la ñu ko tegal képp ku ñu ko mos a tegal Sénégal daaw survivre lu mettre 10 ans te wàcculoo depuis 2004 ba 2019 bi xeetu piège bu nekk la ñu ko tendre ba tey mu ngi résister loolu nag boo ko gisee à chaque fois c'est parce que am na loo xam ne nii suñu borom moo la ko jagleel donc bopp bi mu ngi fi képp koo nekk président Idrissa Seck day wax ne en tout cas am na xam-xam te mën na yor réew képp koo xam ne président Idrissa Seck da leen di wax dëgg yàlla dënn bi alxuraan rek moo ci nekk donc yaakaar naa ne ku am xam-xam ba pare gëm yàlla soo ko denkee am réew kooku moom incha allah bi réew moom naataange bi kese lay am moo tax ma jàpp le président Idrissa Seck. maanaam kon moom lañ nekk Idrissa Seck commune bi commune Réfane moom reconnaître na ko à 100%. waxuma reconnaître à 100% mais incha allah rabbi au soir du 24 février centre bu Réfane fii nañ def affaire bu baax moitié. commune bu Réfane ba seet sur les 10 000 et quelques électeurs yi voté presque moitié bi ñu ngi voté fii ci centre président 4 900 et poussière donc incha allah on va scorer ici à Réfane bu baax a baax a baax dañu scorer également à Ndar te ku gagné Réfane gagné pàcc bu yaatu ci biir réew ma woo jàppal na le président Idrissa Seck va remporter les élections fii ci Réfane incha allah am naa ci yaakaar bu baax. ndax assiette kese mooy représenté à partir de fii ci Réfane wala am na yeneen ay kàllaama yu fi nekk. waaw yàlla dafa def bi Pape Diouf bayee parti bi am nañu ay doyen yi fi nekkoon yoo xam ne nii ñoo ngoon biir réew mi maa ngi ci ak ñoom ñu doon coordonné parti bi au niveau de Réfane Pape Diouf lu mu demee ci mouvance bi ñoom ñu ànd ak ñoom man ma dëggal sama bopp mais incha allah rabbi li ñuy wax ci politiciens yi naan intérêt mooy tax a ñëw duñ ko gis ci askan bi ngor lay wéyee ba léegi maa ngi fi. am na benn jamono boo xam ne ma doon dem à Bambey ma doon man dong dem mu dëggal ci man lool ma nekk ko 5 heures bu ma amee ñëwaat fii mais instant bi rek très franchement kenn waxoon ko parce que bu ñuy wax tey parrainage au niveau du département de Bambey le réew mi Réfane mu ëppee parrain fii ci Réfane fii ci département Bambey. waaye loolu liggéey la boo xam ne ñu ko commencé depuis avant ñuy wax affaire parrainage di liggéey boo xam ne ñu ko commencé avant ñuy wax affaire politique képp koo dugg ci biir Réfane kan mooy ACM dañ ne kii mooy ACM yaakaar naa ne xam nga loolu dans tous les sens donc nit ki nag boo koy assister balaa ngay soxla daal mu xam ne kii mooy assister bés bi ngay soxla doo ko woo moom mooy ñëw. mu am ay leader yoo xam ne dañoo nekk fii représenté ay parti politique ku ci mel ni Mahmadane Sow ak Serigne Bada Ñing ak waa APR ñi nga xam ne dañoo recalé seeni candidature est-ce que ñooñu pare nga pour dem ci ñoom wala dem nga ci ñoom pour waxtaan ak ñoom pour def coalition quoi. jërëjëf laaj bi am na solo maanaam damaa njëkkante ak suma waa parti sax suma président Idrissa balaa muy gis kilifa ci kaw man fekk na maa ngi wax ak ñoom li mu war a waxal mooy ñi nga xam ne yéen a bay bu ma ànd ak ñoom yàlla dafa def sama diggante ak ñoom liis bu yàgg donc bi lii amee yéen mooy su ma suñoon day am pluralité de parti politique bokk ci élection yi su ko defee xeex bi gën a neex mais comme yàlla dafa dogal sama parti en tout cas lu nanguñu suñu parrainage
ba ma ko déggee rek day am laa commencé cotiser la waxtaan ak ñoom. kon jox nañ la seen accord. ñoom ñëpp am naa seen accord de principe ñu ngi xaar rek dogal bi nga xam ne nii moom la ci kaw ci ñoom seen kilifa waxtaan ak ñoom te également di may lancer un appel à tous les réformants force vive les fan yëpp dina xamal ne situation dafa la foo xam ne ni da ngay dépasser parti politique da ngay xool intérêt askan bi fi ma toog nii je ne parle plus au nom de Rewmi mais damay parler au nom de l'intérêt de Réfane moo ma tax di ñëw te su ma xamoon ma am yàqin que ni ki ma àndal du amal waa Réfane njëriñ wallahi kon ma def na ma ko rey mais xam ko bu baax a baax xam nekk si moom xam esprit développement am moo tax ma ne waajal ni ba tax na sama naataango yi nekk fii te ñu écarté la ñooñu ñëpp waxtaan ak ñoom am naa seen accord de presse lu ndaw a ndaw rek moo ko teree sotti te incha allah rabbi dana sotti. looy wax Réfane waa yi nga xam ne dañoo traversé ay moments yu difficile te politique teg leen ko te ñu dem bu amatuñu choix ci tànn ban confiance ngay delloosi ci seen xel yi ak loo leen mën a wax loo xam ne dina leen rassurer asiat mii nga toog ñi nga xam ne xamuñu ko loo leen mën a wax. di wax waa Réfane ak waa Sénégal ñëpp ne am na lu ma naqari maanaam bu ñu demee ba bu ñu jëlee politicien collé ko ak étiquette bu ñaaw maanaam politicien yi seen intérêt moo tax ñuy jóg moo tax ñuy wax loolu dafa daw ci kaw ba ñëw au niveau de Réfane ba tax na politicien su waxtee gars yi ñu gëm te waa Réfane ñoo traversé ak situation bu difficile coow lu bëree bëri amoon na wax ju bëri amoon na te ñoom ci la ñu jaare ku xam woon xam ñu xam ne effectivement il faut que la jeunesse investir ci biir politique parce que ku defu politique moo lay def te man askan du ma nangu mukk politique def ma man maa koy def dinaa jaar ci politique bu sal bu rafet du neexal kenn mbokk te bu neexee moo la na dinaa ci defar dinaa ci góorgóorlu ba insha allah rabbi Réfane am ci li mu war a am te sama mission mooy faire avancer Réfane dinaa góorgóorlu ba Réfane avance ci politique laa ko jaare bu dul foofu dinaa dem ci beneen yoon bu neexee ma la na li restant bi xool bëgg Réfane am ko insha allah rabbi dina am bu neexee yàlla. yan projet la parti ñu préparé pour bu ñu ko joxee suñu réew di Sénégal ci wax goxaan yi comme ci mel ni commune Réfane gi nga xam ne tey bari na loo xam ne tey ñu ngi koy wut te mënuñu ko am boo xoolee courant bi dafa manqué métti na war a nekk en 100% gis nga aussi nga xew ci wàllu ndox mi depuis mois de avril wala mois de mars dafi ñu toog ci ndox la mu nekk ci coow yan projet ngeen gàddu pour waa Réfane maanaam yoo xam ne tey bu ñu ko tegee ci kanam Réfane ni ci gis moom en 100%. loolu lu jar may sore parce que programme Idrissa te di programme boo xam ne dafa riche trop fu ma càmbar ko dina jël ab diir bu yàgg te as góor la soo xam ne ni damay jël Sénégal yëpp àtte moom lépp lu mos a wax daf koy def ku dëggu la ci biir programme waxtaan ak moom mu xamal na ne insha allahu rabbi bu jëlee réew mi chaque commune sur les 500 et quelques communes du Sénégal ci budget bi ñuy wax budget d'investissement na ci root lu mettre 500 et quelques milliards chaque commune ñu jox ko 1 milliard mais imaginez Réfane am 1 milliard de francs CFA par année pendant un mandat de 5 ans égale 5 milliards 5 milliards yooyu bu neexee ma la su wàccee ci Réfane problème mu ndox dina fi jeex problème mu faj bi hôpital bi nga xam ne ñu koy wax boobu ba léegi bi ñu ko évalué ça prend 942 millions voire 1 milliard des na ko ci am tali bi jógee Réfane dem kaw des na ko am Réfane réew moom des na ko defar Réfane rek également des na ko defar te bépp dëkk boo xam ne nga am problème courant wala nga am problème ndox des na ko def courant ak ndox te du yem foofu kese on va créer une mutuelle bi nga xam ne au niveau de Réfane bépp jeune bu bëgg ku la financé des na la financé sans benn intérêt parce que intérêt yi bu boobaa mairie moo ko jël en charge su ko defee jeune mën naa travailler pendant 9 mois dem delloo xaalis bi mu joxaat ko xaalis mu liggéey ak investiraat suñu ko téye pendant 1 an jeune boobu da demal doom sans soxla financement bu banque d'une manière très résumée. dañu seetlu ne politiciens yi bu ñuy wut dañuy maanaam lu ñuy wax dañuy masque affaire bi dañuy neex dara trop aussi te askan wi aussi dañu leen yàgg a nax te comme fi mu toll dañoo nekk ci politique bu difficile fii ci Sénégal ndax boo xoolee
ñi taxoon naa tànn gën mën a wax dégg ba nit ñi amoon ci ñoom yaakaar tey ñi ci ëpp mën nañ ne ay transitaires lañu parce que bàyyi nañ ñu nekkoon dem feneen donc da ngay topp nit maanaam bu ci biir mu trompé la président Idrissa Seck nag peut-être xëy na loolu nekkul ci moom yow tamit comme ancien Refane nga juddoo comme ni nga ko waxee fi nga jàngee yàlla dogal na aussi surtout la boo def nga parcours bu am solo parce que dem nga Casamance jógee Casamance def université 5 ans doo ko dellusiwaat fii ci sa pays donc ñu bañ aussi trompé wu comme li ñu daloon yu ma ci nekk di ci jaar parce que am na ñu fi nekk am na ñu fi jaaroo aussi waxoon mu ay wax yoo xam ne peut-être génnal bi gisuñu ko ñuy bañ aussi loolu dal ci ñun moo tax ñu lay laaj boobu ndax Refane fi mu toll nii dañoo gënal te bu ñu sañoon aussi lu ñuy wax Refane tax ñu koy wax suñu sañoon aussi képp koo xam ne yàlla dogal na nga toog fi di nga jëriñ waa Refane à 100%. moo tax tey waa Refane TV ñëw doon dalal Assiette ñu fàtte aussi ñuy seetaan ni kii mooy président Assiette di coordinateur du parti bi fii ci Touba Refane muy nit koo xam ne aussi ku jàmbaare la ku bëgg Refane la aussi moo tax tey waa Refane TV ñëwoon seet si ko doon waxtaan ak moom ci actualité politique te ñu ngi jëm ci campagne. dégg nga ko kon Assiette ba léegi mën nañ laa bay nga développé Assiette en tant que Assiette bu ñu génnee parti bi teg ne Assiette seen lu mu paree waa Refane ci xam-xam bi ba xam ne yàlla day defar ko. waaw balaa ma dugg foofu damay tontu tuuti maanaam politiciens yi bu ñu bëggee dañuy neex dara. suñu amee tàng dara. je pense que Assiette la loolu lu jikkoon ñi ma xam ñëpp. Ibrahima ñu ci la bokk. na ma meloon depuis la tendre enfance. ba tey jii. wallahi su yokkuwul. wàññi ko. effectivement du ma koo xam ne nii damay jàppal nit ki ay. su ma la toogoon tey nga saaga la. wallahi bu subaa day tuur. ba mu set na. donc du ma koo xam ne damay soxla di neexalaate su ma amee wane gannaaw. su ma yàlla naree may dara. ci may toog nii instant di demandé. yàlla may ma dara bu yàlla may ma dara bu ma toog ba ci biir. wane ginnaaw wala ma nar a wax. maa ngi ñaan yàlla. yàlla bu ma may dara ci leen politique. donc man je maintiens te boo koy wax de. Refane xamuñu démission. Sénégal xamuñu démission. da nga nekk ci naka su dul noonu. population bi am ci loolu naqar. nga war a toog reconnaître que. da nga def erreur wala boobu nga def mea culpa. mooy Sénégal ci kaw tamit. di nga gis un ministre def benn malversation financière bu grave. wala def démission du ko def. nit waa bi di ko defee. ñun Sénégal yi loolu war a defee. loolu mooy incarner la vertu. loolu mooy incarner la valeur te Idrissa Seck président. moom loolu rek lay seet ci Sénégal yi. bañ na ko ba ne. nee na parteem képp koo xam ne ni maanaam incarné woo vertu boobu suba wala mën nañu ànd ak yow. ba tax am na ñu bay. dañ ko bay woon. ba ñu ko bayee ba soor dem président am ci. wala saa yu ci waxee rek. naan alhamdulilah. loolu ngeen la. est-ce que donc man doo xam comme li ma koo xam ne nii li may soxla di neexalaat rek su ma amee mel na Assiette il est constant. naa meloon noonu lay mel. te bu man dara naree soppi. loolee nar maa soppi. ba ñu may bay. yàlla moo ko am. waaw projet yi nag pour Refane. ak a bay. mënuma toog fii di ko lim. avant may wax ci affaire de élection yooyu. man déjà. j'avais pris des jeunes ñu bëree bëri ci Refane mooy ma témoigné def leen ay GIE groupement d'intérêt économique dem à la banque dem jël fa xaalis jox gars yi ay 600 000 700 000 dana leen jëlee jur ay nag ay xar ngeen investir donc kuy def loolu des millions di ko def sa askan avant ngay nekk dara balaa ngay am dara je pense que boo amee dara waxuma la ay millions mais ay milliards yi comme ça donc man en tout cas li ñu fu ñu mën a jaar ba Refane avancé xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax lenn rek moo ñu manqué mooy Refane tegu fi te billaahi wa kitaabi su fi tegoo nga xam ne Refane am na ñu ko def neex yàlla. lan ngay wax askan wi ci ndaje mi nga xam ne ci nga moom nga war a woote suba. le 3 suba incha allah di ñaan waa Refane ñëpp ñi nga xam ne ils sont passionnés de développement. pas de politique politicienne taxuma jóg. ñi nga xam ne ni développement Refane mooy tax a jóg muy parti politique di chef religieux di chef coutumier di groupement féminin di association de jeunesse yi ñëpp ñoo xam ne ni en tout cas développement Refane tax na leen jóg
la coalition ni 2019 jox na rendez-vous suba ci école 1 pour Réfane à partir de 10 heures ñu waxtaan ci mbirum Réfane ñu xool également ban canevas la ñuy jël pour effectivement def maanaam campagne électorale bu mucc ay boo xam ne nii mos na am Réfane. yeggal nga ko waa Réfane gépp. waaw jaar naa ci réseaux sociaux yi. jël nañu également téléphone yi. te su ma jógee fii également damay dem seeti ay yenn kilifa yi. pour yëgal leen effectivement li ma wax. c'est ça loolu am na solo assez loolu tàggoo ko mbokki Réfane TV rawatina Touba Réfane. waaw ngeen partie émission bi bu ñu waxee jeex. di sant di gërëm. di woo encore waa Réfane ñëpp. xamal leen ni ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. politique. diine. koo. mbokk. moo ko mën. mbokk dafa am. diine ñëw. dëggal ko. donc mbokk su amee. politique ñëw bëgg koo yàq. yàlla ñu musal ci loolu di ko yàq. donc dañuy góorgóorlu. muy waa mouvance présidentielle bi. muy waa opposition bi. ñu def campagne bu jaar yoon. campagne boo xam ne ni élégance lay am. su ko defee waa Réfane ñëpp xam ne y a un très grand changement. te révolution boobu moo tax ACR bi ñuy tub. dégg nga am na ñu naan da ngaa ragal da ngaa mën du ma wax ni su ma neexoon dañu woote ay ndaje bu yàgg. woote ndaje mais walaay jaru ko. bés bi bu jotee. su boobaa dinaa jóg. te instant bii l'heure a sonné. bëgg bëri. bañ bëri. ndax xam nga looy xaar ci terrain bi fi mu toll. def naa expérience. def naa campagne ba tey. def naa référendum. def naa élection présidentielle. def naa élection locale. def naa élection législative. bu dee te jàng naa également politique. bul fàtte mukk ne. j'ai fait sociologie. au niveau de du cadre. jóge ci encore dem def fa philosophie. di ñaari matières yoo xam ne nii lépp dafa nekk dundu doomu adama ak société. donc nit lu mu ñëwee. xam naa ko. lépp lu may xaar. xam naa ko. je sais que jàmm rek lañuy am. ci la ñuy commencé. te ci la ñuy mujj incha allah. ci wàllu communication yeeg. communication. waaw parce que dafa am solo aussi ci. am nañu ab cellule bu am doole bu communication. te à partir de lundi. nañu xam ne waa coalition Idy 2019. seen communication benn la fi. mos daa amee fa. amuñu xaalis nag. mais bu neexee moo la dañu def communication boo xam ne nii. mos daa amee fa. ak sa donc waa Réfane TV ñu ngi lay gërëm di la sant. di rafetlu occasion bi ñu may ci sa bopp bu ñu mën a toog ak yow am ak yow waxtaan lu am solo yi nga xam ne am nañu ko ak yow. day fekk ne tamit situation bi fi mu toll fii ci Réfane bépp politicien boo xam ne jóg na taxaw talal say loxo ne da nga soxla commune bi il faut aussi askan wi luñ tula xool bu xam yow yaay kan yan projet nga am pour Réfane ban programme nga teral pour buñ la joxee Réfane mën a aw ci ay raay yu baax yoo xam ne da ko mën a yóbbu ci yoonu développement donc moo tax tey Réfane TV jógoon doon waxtaan ak yow waxtaan bi am na solo ñu ko def bu baax a baax. di ñaan aussi waa Touba Réfane aussi ak ñi nga xam ne ñooy suivre seen émission wax sa xalaat fii ci Réfane àndoon ceeg sa bala jom Réfane TV bay di leeral askan wi moo toog ak ACR bi ñu leen di wax ngeen bàyyi xel site bi bu baax a baax a baax te déglu aussi parce que déglu da ci am solo ndax boo déggee ACR bi mu développé am na solo bu baax nee na ñoom su leen yàlla yóbboo ci bopp réew mi commune bi di commune Réfane dina bokk ci commune yi nga xam ne dina dem ca kanam parce que li mu wax comme somme ne moom la ñuy gën a chaque année di ko jox ci commune yi loolu yaakaar naa commune bu ko am 5 ans yaakaar naa lépp moo doon jooy dana sotti kon ñoom ñu lay ñaanal nga am satisfaction bu baax a baax. ñu leen di xamal ne bépp leader boo xamante ne nii mu ngi Réfane dinañu ko seeti bu ñu ko mënee am ñu waxtaan ak moom bi nay buntam dañu ko commencé ci sëñ ACR bi mais dañu koy développé ci yeneen leader dañu koy yaatal parce que tamit am na yeneen leader yu fi nekk yoo xam ne ñu ngi ci yeneen parti ñoom it war a def seen campagne ñooñu tamit waaw xam naa ne dañ dem ci ñoom waxtaan ak ñoom mais pour le moment ACR moo ubbi émission bi ñu ngi rafetlu loolu bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool yàgg naa ko wax aussi di ko ñaanal ni nga mel daal bul changé continué noonu incha allah incha allah jërë ngeen jëf bu baax merci yaa ngi gërëm sama cameraman sax daal la وَيُبَادِلُ وَوَسِيلَةٍ